sunu gan Abdou Karim Fofana salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. ñu ngi nuyu Georges Déthié Diop yow yaay ministre bi ñu dénk PSE plan Sénégal émergent njiitu réew mi démb jël na kàddu gannaaw yëngu-yëngu yi amoon ci réew mi fan yi nu ne kàddoom gi bokk na ci liñ ci mën a jàpp mooy tontu gi mu bëgg a tontu gone yi wàccoon ci mbedd mi moom njàngatu njiitu réew mi mooy ñi wàcc ci mbedd mi la ci ëpp mooy. xëy na dundinu naqareek ñàkkum xëy ak ñàkkum koom buñ ko waxee ci weeru mars atum 2021 mu yëkkati kàddu yu ni mel mooy ne li mu nasoon moom ci réew mi ci rawatina luy toppatoo gone yi da caa lajj. Babacar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant xew-xew yi fi jàll fan yi mënul am te duñu jaale njaboot yi ak sénégalais yi nga xamante ne ku ci ne am nga ci mbokk bu génn àdduna mooy lu ñu xayma ci fukk am na ñu ne ëpp na ko diggante Dakar Ziguinchor Bignona yeneen dëkk ba ci fii nii yëpp massawu leen bokk ak ñoom tiis wi jaale leen leneen li tamit mooy jaajëfal suñuy force de sécurité et de défense ci liggéey bu am solo bii ñu def nga xamante ne mën na am na ay bakkan yu rot waaye bu ñu defeewul woon nii ñu defee ci responsabilité ci professionnalisme mën na am mu gën a yées wala mu gën a tiis donc loolu defe naa ne baax na ñu wax ko jaajëfal leen te jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo am naqar ak tiis te muy ñun ñëpp ñun waa Sénégal dëgg la président jël na kàddu démb waaye li ko jiitu mooy tamit ndaw ñi wax nañ manifester nañ wane nañ loo xamante ne dafa niru ne dafa am ñoo xam ne ci réew mi mën na am seen ay xemmemteef dese nañ ko toppatoo waaye li am solo démb mooy président wax na ak responsabilité déglu na wax na ne dégg na li nga xamante ne moom mooy message bi ñu yónnee te ñu mën ko jàppee ne gone yi situation économique bi ci wàllu koom-koom xaw na jafe ci ñoom ci wàllu am liggéey dem na sax ba wax ci wàllu divertissement parce que xam nga boo déggee ñuy wax liberté publique dafa doon lu délicat maanaam nit ñi seen mën a am seen sañ-sañu dem ak dikk te loolu nag ku ne xam na ne mbas mi am moo waral lu mel noonu ci àdduna bi yëpp ba nga gis yeneen dëkk sax lu mel ni di fa xew donc du caagin ne lajj ndaxte président diggante 2012 ak léegi du ma fi nekk tey du bësu def ay bilan yu demee noonu mais gis nañ jéego yi nga xam ne def nañ ko waaye nag dafa am loo xam ne mooy suñu structure démographique maanaam tey boo xooloon population Sénégal nee nañ dafay démographie bi elle est galopante et elle est déséquilibrée maanaam gone yi ñi nga xamante ne seen fanweeri at matul ñoom 70% lañ donc li muy andi mooy ñu bëri ñuy laaj liggéey ñu bëri ñuy laaj formation te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moo gën a diis ci budget état du Sénégal muy réew moo xamante ne dafa war a avancer war a am ay infrastructure war a tabax ay école war a organiser wu donc loolu boo ko analyser da lay wan ne ay jéego def nañ ko mën na am nag jéego yi dafa war a gën a gaaw boo leen déggee président di wax saa su ne fast track bañ koy falaat 2019 xamoon na ko lu tax anticiper wu ko. mais ay malaaka faluñu ko ay sénégalais ñoo ko fal ci bilan bu mu def ci liggéey bu mu def am ñu ci am satisfaction muy 6 sénégalais sur 10 li am solo kay mooy li ñu war a wax parce que tey du bésu polémique mooy li ñu war a wax mooy ndaw ñi pandémie bi mbas mi laal na leen situation économique bi nga xamante ne boo amee ay ndaw dama lay jox benn exemple Babacar Fall année bi defe naa li ñu orienté ci ay étudiants diggante 150 000 la. mais dans 2 ans yi war a dem ci étude ci université yi 300 000 la ñuy mot nga xam ne ci 2 ans rek daanaka chiffre bi day doublé donc looloo lay wan ne ñun suñu déggoo démographie ku ne bëgg nga am njaboot dëgg la alhamdulilah mais dafa doon loo xamante ne dafay jur yeneen problème yoo xamante ne tey jii war nañ ci taxaw te looloo tax président boobu ba léegi. mu créer ay programme dañ koy wax bu ñu ko waxee ñu ne wéy da ngeen di def litanie mais dañ koy wax imaginel tey Babacar Fall bu ñu jëlul woon ci budget Sénégal jox ay famille bourse de sécurité familiale imaginel tey bu ñu leen joxul woon lu mel ni ay couverture maladie imaginel tey université Dakar am 100 000 étudiants te ba 2012 4 000 lii rek moo fa am bu ñu doublé wul woon capacité bi imaginé wul tey bu ñu fekkoon xëyu ñu ne dañuy yokkaat université yi imaginel tey bu ñu créé wul woon nu mu tuddati CFCE di utal xale yi formation professionnelle donc loolu yëpp ay changement la yoo xamante ne président amorcé na ko léegi nag boo eggee 2021 moo am ay situation Georges Déthié baal ma rek balaa ma lay jox kàddu gi moo am ay situation économique ak sociale yoo xamante ne bàyyiwul kenn
gis ngeen États-Unis il y a quelques mois ci ginnaaw nit ñi di xeex ci mbedd bi ndax bañ a sol masque ñii France gis nga fan yi nit ñi manifester ay nit bañ a topp confinement bi gis nga li xew Capitole gis nga Allemagne sax 2020 bi nu mu tuddati Bundestag mooy seen assemblée am nañu ko envahir donc peut-être ak benn changement de mode politique boo xamante ne tey peut-être activistes yi dañ gën a bëri doore parti politique classique yeeg yooyu yëpp day andi ay situation yu mel noonu mais li gën a am solo mooy Sénégal malaise am na ñëpp xam nañ ko ndaw ñi wax nañ président déglu na leen andi nañ ay propositions yu jëm ci koom-koom bi yoo xamante ne dafa jëm tamit ci emploi jëm ci jàppale xale yi gën leen a jàppale ndaxte ndaam ñoo ngi ko daan def waaye fi mu ne nii peut-être dañu laaj mu gën a gaaw bu président di wax fast track du slogan bu nul dañu war a gën a gaaw ndax nit ñi gën ko jëriñoo wolof dafa am lu muy wax nee na ku xiif kenn du ko toggal da nga koy lakkal mu dem. donc ci loolu lañ mais nu mu mën demee ba mu koy doog a xam tey jii nii ak doxantu yi nga xamante ne mu ngi ko doon doxantu ci biir mbeddu Ndakaar yi ak tournée yi nga xamante ne mu ngi ko doon def ci biir réew mi xanaa booba daan woon déglu. si xam nga Georges Déthié situation yi dafa bokkul xam nga àdduna dafa am ay révélateur dafa am loo xam ne nit ñi peut-être xam nañ ne état budget dama lay jox benn exemple. pandémie bi mbas mi bi mu ñëwee effort bi état du Sénégal def 1000 milliards c'est à peu près un quart du budget maanaam li nga war a dundee ci ñetti weer nga génnee dundee ko benn yoon aider nit ñi aider entreprise yi mais loolu état du Sénégal mënu ko France gilets jaunes yi lan moo ko andi pendant 8 semaines ñuy génne di dem fële di laaj démission président te pourtant France c'est une très grande démocratie lan moo ko andi mais c'est parce que dafa am ay mal-être yoo xamante ne doo ma ne français yi institut de sondage yi ñu am ak jàngat yi ñu am yëpp gisuñu ko c'est que dafa am ay révélateurs ay détonateurs yoo xamante ne day ñëw fekk leneen jaxase boole leen mais loolu nag li ci am solo mooy ñun ñëpp ñu am responsabilité bañ a taal daay ñun ñëpp ñu mën a waxtaan ak suñu jeunesse waxtaan suñu biir dëkk ni ko kilifa diine yi def ñu sant leen tamit yónnee dimanche week-end bi président tamit am responsabilité def yëfu kilifa toog jël temps am déglu ku nekk bu ko defee jël parole wax ndaxte dinañ waxante dëgg ay journée yu mel nii du bi yoon rek la fi am peut-être que bii c'est très profond mais 62 am na fi 68 am na fi 88 am na fi donc loolu yëpp mënoo ne nit ñi dañu gëm rek te gisuñu ko déedéet mais dafa am ay détonateurs ay révélateurs yoo xamante ne wane na ne gone yi tey lañ gën a soxla ku leen jàppale ci liggéey donte am na ay efforts yu bëri yoo xamante ne def nañ ko man mën naa ko wax ci parce que ci gouvernement laa nekk sénégalais laa dama am ay rakk am ay mbokk yoo xam ne damay dajeek ñoom ñu may wax programme sàngam am na njëriñ programme sàngam war nañ ko seetaat ak yu demee noonu donc loolu la du ñàkk gis mais dafa doon ay révélateurs yoo xamante ne day jël loo xamante ne peut-être nekkuloon farata mu gën a doon priorité ndaw yi li ñu wax mooy gën leen ñu prioriser parce que ñu ngi précariser wu parce que liggéey jafe na parce que koom-koom bi ñu ngi koy gis ci infrastructure waaye war na gën a mën a wàcc xam nga jox naa la ay exemple léegi nee naa la Sénégal 1960 ba 2012 ñi am sécurité li ñu tubaab bi di wax sécurité sociale couverture maladie 20% la boo demee moom am 50% mënoon ne defuñu dara. seulement donte sax ndaw yaa ngi ci jafe-jafe mais au même moment li ñuy gën di seetlu itam moo di jafe-jafe yooyu ci ndaw yooyu la gën a féetewoo waaye ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci nguur gi yëguñu ko. déedéet ñun yëg nañ ko parce que ñun dañu am ay mbokk dañu am ay xarit dañu am ay nit yu ñu dëkkal booy politique bés bu ne nit dina ñëw wax la problème foog ne mën nga régler problème yëpp mais mooy li ma la wax c'est-à-dire jafe-jafe yi ñun ñu ngi koy percevoir wax naa la léegi ne la on a une démographie galopante et déséquilibrée ndaw ñi ku la seet si lan la leen njëkk a wax utal ma liggéey mais état mënul recruter ñëpp dafa am benn gestion budgétaire et stratégique boo xam ne dañ ko war a organiser ndaxte tey jii nii am na loo xamante ne bu ñu ko defoon ci gestion mais du ñu mënati investir mais tey jii nii bu ñu la nee Sénégal am na aéroport bu bees mi ngi waaj am port bu bees mi ngi def mais loolu yëpp c'est des éléments de compétitivité bu ñu la nee Sénégal 500 mégawatts la daan def ci électricité léegi mi ngi egg 1500 watts mais loolu du ay nelaw moo ko def c'est-à-dire dafa am ay choix yu prioritaires yoo xam ne boo ko defee da lay jëriñ ëllëg. mais justement choix prioritaire plan Sénégal émergent nga xam ni yow lañ dénk nga topp ko. est-ce que ginnaaw jamono dafa soppeeku koom yëpp loof. waru leen am lu ngeen ca fomm jublu ci gone yi. lu ci mel ni saxaar gi nga xam ni def ngeen ci junni milliards boobu léegi mi ngi gaare fii yàgg lool tàmbalee xomak. d'abord saxaar bi def ñu ci junni milliards loolu débat la boo xamante ne tamit war nañ ko yëkkati parce que suñu démocratie dafa am lu ko laal muy désinformation wax loo xamante ne amul te ñu ngi koy gis depuis ay années loolu ay investissement structurant la yoo xamante ne tey jii yaa ngi wax problème mu emploi mais Babacar Fall 800 000 personnes yi jógee banlieue Dakar di liggéey ci Dakar da nga leen di bàyyi ñuy dugg ci ay car da nga leen di bàyyi ñuy dugg ci ay li ñuy wax transport en commun 30 personnes di def li nga xamante ne moom mooy ay oto yu ñëw di andi insécurité nangam mais da ngay wut ay moyens de transport de masse dëkk yëpp noonu la ñuy évoluer c'est-à-dire tey bu ñu def procès wu tel investissement kon tel investissement dañu war a xool li nga xamante ne en général bu ñu ko dajalee moom mooy jëriñ Sénégal te bokk na ci tey ñu prioriser waat
les questions de jeunesse prioriser waat les questions d'emploi question de repriorisation la parce que jamono ji moo ko laaj am na loo xamante ne moo gënoon doon il y a 3 mois 6 mois yéen ñëpp inondation ngeen ñu doon wax inondation yi fii te pourtant ku ne gis na ne ci inondation liggéey nañ ci lu bëri PDL yi def na ci lu bëri mais nag jamono ak suñu sociologie day dem ba dox situation ñëw ak ni dëkk bi mel ak ni àdduna bi mel mbas mi nga xam ne ku ci nekk ci ñun dina am loo xamante ne lu ngeen mën a fomm ci lu jàmp ngir gestu gone yi. waaw xam nga Sénégal ci biir budget lu ñuy moduler la ay choix stratégique la ñaar moo am da ngay liggéey ngir ëllëg wala nga jël li nga yor yëpp def ko tey te bañ a faale ëllëg du dëgg ndaxte ëllëg tamit ay investissement moo koy def organisation moo koy def tey jii boo nee ndaw yi naa leen utal liggéey dëgg la naa leen jàppale ñu liggéey mais boo leen formé wul naka la ñuy liggéey naka la ñuy amee métier boo xamante ne dafa taxaw ñu mën ko téye donc loolu yëpp dafa doon lu ñuy xalaat loo xamante ne curseur la mais nag bu demee ba jàmp ba war a andi ay situation yu mel nii dëgg la am na loo xamante ne warees na ko mën a fomm wala warees na ko mën a xalaataat xool nu ñuy def ba mu gën a jëm ci ndaw yi ndaxte tey jii loolu moom mooy xemmemteef bi gën a jàmp nit ñi taxaw ci di ko laaj. 200 000 emplois ngeen njëkkoon promettre ci premier mandat. 500 000 500 000 ci campagne 2019 bi njiitu réew mi diggé 1 million d'emplois ci deuxième mandat bi est-ce que ndaw yi génn ci mbedd mi yëpp njiitu réew mi ne dégg na leen est-ce que loolu wonewul ni xëy na 500 000 emplois yooyu atteindre leen ko. si waxi politique la woon rek déedéet Babacar xam nga moment bu sérieux lañ nekk bu ñuy wax dañuy wax nit ñi li nga xam ne moom am na loo xam ne du waxu politique politicienne Babacar suñu koom-koom day dox am ay investissement yu ci def gis nga semaine ba le passé def naa bilan PSE 2014 ba 2020 en conseil des ministres secteur par secteur nga gis ni Sénégal évolué nga xam ne bu ñu la nee Sénégal 1,7% de croissance bi mu daan am egg na 6% dara du ciy caaxaan lépp dëgg la ndaxte da ngay gis gerte gi naka la évolué production de viande production de volaille électricité bi naka la ñëwee ak yu demee noonu yëpp mais li nga wax léegi nii 500 000 emplois mais économie la boo xam dañ koy organiser animer ko bu ko defee emplois yi mën a créer wu léegi nag dëgg la mais li ma la wax léegi suñu démographie toll na foo xam ne mën na am 500 000 yi bu gënoon bëri mu gën a baax donc 500 000 yooyu looloo tax président ne objectif bi 1 million d'emplois la looloo tax ñun programme zéro déchet bi ñu ko yoree ci en 1 an ci Dakar ak 1 milliard kese recruter nañ presque 1000 jeunes yoo xamante ne dañ nekk dans les métiers de la gestion des déchets te tey gis nga président fan yi rek def na conseil présidentiel bi jëm ci wàllu PSE vert ci wàllu reforestation loolu tamit mu nekk des niches d'emploi yoo xam ne bu njëkk ba daaw ñu wax ne dañ daan ut ay agents eaux et forêt mais léegi dañ ne dañu war a wut ay agents yoo xamante ne loolu la jël ko ci ndaw yi ainsi de suite entrepreneuriat loolu kenn mënul dénier ne président def na ci effort am na ci yéene délégation à l'entrepreneuriat rapide lu tax ñu jëloon qualificatif rapide ne dañ bëgg mu gaaw parce que xam nañ ne procédure yi ñëpp mënuñu bind projet du dëgg ñi jeunes sénégalais yëpp mënuñu taxaw defar projet defar business plan dem laaj pour ñu jàppale leen donc président loolu la yàgg gis moo tax mu ne entrepreneuriat dafa war a rapide ñu teggi yenn procédures yi fexe nit ñi di mën a am koom léegi-léegi di liggéey di ko teg loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy substance u tey li nga xamante ne moom la appel bi def te moom lañ dégg ci ndaw ñi moom la président reprendre te dégg defe naa ne classe politique bi yëpp war nañu am responsabilité dégg loolu taxaw ci bu ko defee suñu réew mën a am jàmm mais effort économique yi ñu def mën a continuer ndaw yi bénéficier mais du kaw bi ñuy wax ak yëngal yi mooy tax suñu yëngal yooyu nag mën na see ñàkk a wax ci la ñuy tàbbi sax ci wàllu politique ci suñu waxtaan ak yow tey ndax Ousmane Sonko mii nga xam ni ñu bëri jàppoon ne xëy na bii kaso lay fanaan xëyee fa tey mujj nañ ko bàyyi mu dem loolu mooy wane ni ba max na leen ba max na président fi mu toll ni moom mi ngi digganteeg mbagg yéen bu baax bu leen ëppul doole sax faf waaw xam nga man li ma gëm politique responsabilité la ndaxte bu ñu la dénkee ay bakkan da nga war a def ni sëñ Touba defoon bi ko Touba bi woowee waxul kenn mu dem deeyali ko dafa jóg dem wuy ji ne ni ko ñëpp xaar dem wuy ji teggi tuuma def li mu war a def digganteem ak conscience am ak sénégalais yi fii ñu toll affaire judiciaire juge ko moom mais juge bi il a la possibilité de mettre un mandat de dépôt mettre une liberté conditionnelle wala nu mu tuddati sax liberté contrôle judiciaire sous contrôle judiciaire ak yu demee noonu donc loolu c'est une question judiciaire mais tey jii nii li may wax mooy benn homme politique amul droit téye jeunesse su Sénégal di leen dugal ci ay situation yoo xamante ne li ñu war a def kay mooy dégg li nga xam ne moom la jeunes yi def c'est pas une question judiciaire ou une question politique c'est une question économique et sociale encore une fois ndaw yi peut-être am na ñu génn pour Ousmane Sonko mais ñi ci ëpp li leen tax a génn mooy ay problème ñun gis nañ vidéo yi ñuy yónnante ay nit yoo xamante ne dañ la naan man xaw ma sax kan mooy diw am na ñoo xamante ne dañ lay wax ne la man dama daan liggéey jël yi doxatul dama daan liggéey guddi léegi dafa tëj. maanaam tojum Auchan yeeg yooyu du Sonko. non dama la bëgg a wax xam nga tey du bésu def procès xam nga tey bésu lan la Babacar
mooy wax fan lañ jëm ak sénégalais yi c'est-à-dire tey jii nii boo gisee. politique bi moom mënut a ñàkk. politique moom mënut a ñàkk li ñuy wax ni politique la mais dama la bëgg wax ne du ma verser ci politique politicienne dama la bëgg wax ne tey jii nii bu ñu demee bay toj loo xamante ne bokkul ci jikko yu Sénégal bokkul ci suñuy aada toj ay magasin ñu gis ay nit yor fetel di ubbi ay magasin di dajji di daw ak yu demee noonu Babacar Fall loolu mënoo ma wax ne yow da nga ko rafetlu mënoo ma wax ne da nga ko rafetlu ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays ce n'est pas comme ça qu'on construit une jeunesse ñun fi ñu toll tey mooy taxaw tem jàppale suñu jeunesse ñu génn ci situation yi ñu nekk fexe ba koom-koom bi ku ne jot ci sa wàll fexe ko ku ci ne sa liggéey nga mën ko àgg ndaxte loolu la ñuy xalaat ku ci ne ci ñun am nga mbokk am nga rak am nga xarit boo xamante ne mi ngi jàng amagul liggéey wala yu demee noonu liggéey bi nag mi ngi avancé mais dañu war a fexe ku ci nekk mu yegg te ku ci ne mu yegg ci yow ku ci ne nga mën cee gis sa bopp loolu moo tax nag tey programme yi ñu teg nii yëpp ñu gën ko war a reprioriser ba nga xamante ne ni ko président waxee yenn segment population yi gis ci seen bopp. est-ce que yaakaar nga yéen mën a ti ngeen renverser tendance bi actuellement nee nga xëy na yenn ndaw yi du Ousmane Sonko jafe-jafe ñuy dund la waaye ñoom déjà am nañ sympathie ci Ousmane Sonko te looloo gën a tax ñu génn ci mbedd mi. non man gëwuma loolu man li ma gëm mooy. en tout cas c'est l'élément déclencheur. non l'élément déclencheur mais la base du problème dégg ngeen sénégalais yi. ñaari dañoo liiwu léegi waaw non mais sur quel rapport sur quelle proportion. Georges Déthié sénégalais yi. gis ngeen mbooloo mi mais Babacar. yëngal dëkk bi Babacar première vague gu. Sonko daa bëri doole de. première vague bi nga xamante ne moom moo andi li nga xamante ne moom mooy Covid 19 gis nañ ne nit ñi bi ñu tëjoo lu yàgg seen biir kër dañoo génn di wax ne bëggatuñ couvre-feu mais attends ñaata nit ngeen gis yéen yor micro bi ngeen di wax ak ñoom ñu naan la ay couvre-feu bi c'est que nit ñi régime de restriction des libertés xoolal ci droit même. boo xeebee Sonko def erreur de. non waxuma la non mais attends je te parle des populations sénégalaises. Babacar Fall li ma lay wax mooy balaa may tudd Sonko di tudd keneen dama lay wax d'abord li nga xam ne moom la population sénégalaise yi wax yéen mënu leen nii yéen ne bu ngeen yore seen micro da ngeen dégg gone yi di leen wax des questions d'emploi di leen wax des questions d'économie di leen wax waxu couvre-feu nañ waxante dëgg ndax parce que bu doon loolu xanaa depuis combien d'années ñu ngi fiy woote ay marche depuis combien d'années ñu ngi fiy woote ay révolution ak yu ne mel te gisoo dara mu bouger c'est parce que dafa am benn contexte bu ñu nekk contexte économique boo xamante ne dëkk yu bëri daf leen sonal li xew Allemagne wax naa la ko li xew États-Unis wax naa la ko li xew France wax naa la ko ak yeneen dëkk yoo xamante ne dañu am ay difficultés seeni population mënatuñu am yenn activités yi mënatuñu am yenn divertissement yi mënatuñu am ñu nekk ci régime de restriction liberté boo xamante ne dafa métti mais li ñu war en tant qu'homme politique xam nga lan la c'est la responsabilité suñuy bakkani rak suñuy bakkani doom waruñoo jaral suñu ambition politique li ñu war a def mooy am responsabilité tey jii nii suñu chef religieux wax nañ génn nañ président déglu na leen jël na temps déglu leen jël na ay mesures d'apaisement li ñu war mooy structurer pour gunge suñu jeunesse loolu moom mooy priorité bi après homme politique ba léegi ñun ñëpp ku ci des pertes. waaw mais loolu laa la bëgg a wax te loolu tamit yéen tamit ñu ngi ciy waxtaan Babacar qu'est-ce que justifie tey que yow nga toog RFM di def sa liggéey man bés bu ne ma ñëw fi émission mais ngeen sonal ma def lu leen neex ça veut pas dire que vous êtes partisan wala nangam donc loolu laay wax loolu moom duñ ci wax ñun non man dama ciy wax personnellement xam nga lu tax parce que ñun dañu am benn modèle de démocratie ñun on a un modèle boo xamante ne tout se fait par les urnes médias yi dañu am seen liberté di wax man bu ma fi ñëwee dinañ nuyonte reen yi mais question yu métti bopp laa fi jëlee du dëgg donc loolu ñu war ko conserver parce que tey jii suñu institution ku ko fragiliser di woote ay marche naan wéy nañu def teg pression bu ëllëgee boo jëlee nguur gi lan ngay gérer da nga foog en disant reconnaître de façon xëy na voilée du ma ne sax voilée sans reconnaître que ñi génn Ousmane Sonko lañu gën a àndal ndax booy naan Georges homme politique dafa war a am responsabilité waroo woote Georges man li may wax lu leer la nëbbatuuma làqatuuma dama ne am na ñu génn pour Ousmane Sonko am na ñoo xamante ne libérer Ousmane Sonko la ñuy wax du dëgg mais dama ne la majeure partie et la majorité écrasante c'est des questions économiques et sociales loolu laa wax la preuve. loolu nag foog ñoom ay nattukaay ngir nattu ko. waaw mais bu leen neexee ngeen nattu ko loolu yéen seen liggéey la yéenay joxe information mais dama la bëgg a wax ne ci ñiy génn gis ngeen ko boo tàllalee kii micro mu ne la Ousmane Sonko peut-être di nga tàllal ñett yeneen yoo xamante ne li ñu lay wax mooy situation économique bi dafa métti man pandémie bi mu commencé ba léegi liggéeyuma dama daan liggéey guddi dama daan livrer cak-cak dama daan def nangam ak nangam donc loolu tamit bu ñu ko niee je veux dire que Ousmane Sonko am na ñoo xam ne yëkkati na leen mais am na ñu bëri ñoo xam ne situation économique bi gisuñu woon fu ñu ko exprimer gisuñu woon fu ñu waxee li nga xamante ne moom moo leen jàpp bi pandémie bi ñëwee ba léegi donc problème boo gis mënu ci am contexte lu tax depuis 2017 2018 marche bu ne organisé nañ ko fi te lii amul c'est parce que dafa am benn contexte dañu waxante dëgg dafa am contexte boobu nag bu amee tamit mënoo faj problème bi te doo faj contexte bi tamit lu am solo la
jërëjëf Abdou Karim Fofana ci waxtaan bi. Jërëjëf. Ministre chargé du suivi du PSE plan Sénégal émergent di gërëm Georges